benn waxtu jot sànq mbokk yi rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV daal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na si nag benn fan ci weeruk mai àdduna bi kon liggéeykat yi di màggal bés bi nga xamante ne moom la ñuy jagle la ñuy di liggéeykat yi bés bi la nag ñu taamu woon fii ci réew Sénégal di ci amalub défilé ngir rek fësal li nga xamante ne moo di ak yelleefu ñii di liggéeykat yi atub ren nag ni ki daaw cahier de doléance ca palais présidentiel la ñu koy daal di yóbbu ca loxoy njiitu réew mi Macky Sall liggéeykat yi itam daañu àddu ci nañuy doxalee ci mbedd mi rawatina nag ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllub maçon ak ñii di yëngu ci wàllub anub mbalit ak jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkoonteel lépp daañu ko becc ci biir xibaar yi. ci biir xibaar yi daañu dem ca biti réew Paris la France la ñu fay waxtaane nag di Baye Fall yëfa ak ndogu yi nga xamante ne ñu ngi ko fay amal ngir berndeel jullit yi nga xam ne ñoom ñooy wooree foofee nag ca Paris la France yi le Baye Fall nag ne dañuy topp seenub tànk wasila di Cheikh Ibra Fall Lamp daan ci ànd ak suñu correspondant ca Paris la France di Abdou Latif Diop buñ ci noppee ci biir xibaar yi ponk gu mujj gi daañu ànd ak moom nañu koy defee ayu bés gu jot gaaw gu jot El Hadj Malick Cissé article de la semaine tey article de la semaine dellu waxaat nag ci li nga xamante ne moo di ñàkkum xëy ci ndaw ñi ak nag liggéey bi nga xam ne président de la république Macky Sall mu ngi koy ñaax askan wi ngir ñu daal cee dogu ngir indi ci saafara gannaaw ndaje bañ ci jot abal wàllub secteur privé bi national waaye itam commande publique bi ngir rek taxawu ñi di ndaw ñi liggéey bi ñu indi ci saafara rawatina ñàkkum xëy mi loolu itam l'enquête journal bile enquête daal di cee amal enquête bu yaatu daan ci ànd ak suñu naataango ci biir xibaar yi El Hadj Malick Cissé article de la semaine na ma koy defee ayu bés gu jot mbokk yi dal leen jàmm ci xibaaru njolloor si benn fan ci weeruk mai ñuy màggal bés bi nga xamante ne moom la ñu jagleel liggéeykat yi Sénégal nag ñu taamu woon di gis défilé waaye nag atub ren ni ki ni daaw nag cahier de doléance dañu ko daal di yóbbu ca palais présidentiel jébbal ko njiitu réew mi Macky Sall centrale syndicale yi ñoom nag amal li ni mel ngir rek daal di jébbal njiitu réew mi Macky Sall càkkuteef bi nga xamante ne liggéeykat yi am nañ ko ngir ñu gën a joyanti seenu nekkin ci réewuk Sénégal du ñàkk ñu dellusiwaat si ci nu mu gën a yaatoo ak suñu ndaw ba ñu fa teewal di Abdourahmane Ly benn fan ci weeru mai ba tey ñu desandi si waxtaane nag ñi nga xamante ne ñoo di liggéeykat yi rawatina ñi nekk ci wàllub secteur informel ci réew ko Sénégal ñu nemmeeku ne bëri na ci ay liggéeykat yu cay yëngu waaye nag jamono ji ñoom ñu ne nag seenub nekki na taxu koo ñoŋ ñuy sàkku nag ci kilifa yu Sénégal ñu daal di leen gëstu mel na ni nag ñoom nag dañ leen bàyyi ñu des gannaaw ñoom liggéeykat yi le loolu nag la ñu xamle ci reportage bu Ngor Diouf. marché Sandaga ay jaaykat di fi yëngu di fi daan seeni doole fi ni mel daanaka cantine yëpp ubbi nañ commerçant client ku nekk di dox ci lu ko soob. 1er mai di ab fête ñu jagleel ko liggéeykat yi ngir ñu gën a mën a addu ci seeni àq ak yelleef naka noonu seeni mébét Thierno Diané jàpp rek ni ñu fare ci marché Sandaga bokkuñ ci li ni mel. fête de travail moom ñi ko war a feetu man jàpp naa ne waa Sandaga bokkuñu ci parce que fii kenn nekk fii kuy travailler liggéeykat newut fii bu fekkente ne dëgg rek lu mu bëgg a dégg liggéeykat newut fii parce que ñi fi ne kenn xamul lu ñuy def parce que yow ñoo xamante ni da nga leen fekk ñuy daan seen doone nga yàq seenu marché même pas marché bi ban ko tojee ak léegi dañoo waxoon ne 24 mois lay diire te marché bi ban ko tojee léegi ça fait 9 mois jàpp 10 mois amul lenn loo xamante ni def nañ ko fi. yile commerçant jàpp rek ñu tàbbu ci seeni syndicat ngir ñu xeexal leen seen àq ak seeni yelleef doxaluñ benn yoon seeni liggéey. parce que ñun ñëpp ay membre lañu ci kii yooyu xëy na su ma nekkul inaa quoi maa ngi feneen mais jàpp naa ne wax dëgg yàlla Aziz sax ni mu ci taxawee jàpp naa bu fekkoon ci njëlbeen nga ñu bëree bëri defoon nañu loolu tey du ñu yegg si fii ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal te nga xam ne ñoom ñooy suñu kuréel yi nga xam ne ñoom ñooy national mooy nañuy xeppiwaat seen i bët ñëw taxawaat askan bi ndax d'accord conteneur bu yu am problème ci douane am problème nga xeex ko baax na ceeb bu manqué nga xeex ko baax na
xeex tamit li nga xamante ni tamit xëy na mooy droit yi nga xamante ni tamit moom la secteur bi war a am tamit yooyu yu baax la mais nag balaa nga naan am da nga fay nekk. buñ sukkandikoo si Moustapha Sall seeni mébét du dara lu dul seen bile bërëb ñu mën koo ñoŋal ngir ñu mën si dellu si waat. ñun benn itte rek la ñu am mooy sunu bërëbu liggéeyukaay nañu nu ko delloo ki nu ko mën a delloo nag mooy état te état moo taxawoon ne kat wax nañu ko li nga xam ne mooy jafe-jafe sànd gi jàpp na ko gëm na ko dana ko defaraat ci poosu boppam joxaat ko ñu fi nekkoon te du ñu fay dërëm loolu ci loolu la ñuy dox ci loolu la ñuy waat président de la république mu ñëw taxawu loolu dal koy def bu munu bàyyee nag ak ay yenn sénégalais rek ñuy def lu ko neex ci sunu kaw benn Sénégal rek moom moo am mooy bi nga xamante ni benn soxla lañ seq ñu war ko dox mu doon benn waaye bu fekkee ne daf ko bàyyi ak ñenn nit ñuy doxale neneen ni nga xamante ne méngoowul ak li nga xam ne moom mooy dox mën nañu rey ñeneen te su boobaa loolu tamit du andi luy defar. 1er mai di ab fête bu àdduna wërngal këpp di màggal li ni mel di ab porox ndoll ngir liggéeykat yi gën a àdduwaat ci seeni mébét naka noonu seeni àq ak seeni yelleef. fii ci Sénégal ñu fare ci secteur informel maanaam ñuy liggéeyal seeni bopp ñu bëri jàpp ne dañ leen beddi ci li ni mel. Ngor Diouf feetal 1er mai kon tey nag di benn fan ci weeru mai ñu daan gis ne réewu Sénégal bëri na ci ay centrale syndicale yoo xamante ne daan nañu tase amal défilé ngir rek daal di xamaleek kilifa yu Sénégal jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy jànkonteel ci seen wàllub liggéey atub ren nag niki ni daaw kon défilé boobe nag amul ndax mbas mi di mbasuma coronavirus waaye nag liggéeykat yi nag ñoom ñu xam ne nag daañu dem déposer ji seen cahier de doléance ca palais présidentiel na ma leen ko junjee sànq waaye nag itam ñenn ci ay liggéeykat nee nañu gisuñu solo sa nag déposé boobule cahier de doléance ndax daaw nañu ko defee woon nag gisuñu ci saafara ba tey ci seen i ay jafe-jafe moo waral nag ñu taamu toog nag atupar ren duñu sax dem daal di déposé lii di cahier de doléance reportage bu Abdourahmane Licha. bu weesoo salaire gi ñuy jot ci waxtoom ñi leen di ay agent wu UCG lu ñuy ñaxtu ci seen liggéey bëri na loolu waaye muy ay ñaxtu yoo nga xamante ni taxul benn yoon ñu toog rek di seetaan Ndéné Sarr ngi woo nguur gi ci mu taxaw ci seeni bëgg-bëgg yi nga xamante ni yàgg na loolu. 1er mai bi dafa tombé ñu doon laaj ay doléance su ama Sénégal nga xam ne yàgg na dégg nga mooy état bi daf ñu amuloon xaalis bu bëree defoon nañu sax benn marché temps yi passé bon donc ba pare doléance yi ñu bindoon daaw li ñu réglé woon daaw yëpp mu ngi pale dégg nga dara changé wul lépp ngi pale dara changé wul. donc tamit bindaat tamit man pour man daan vraiment coono la parce que li ñu soxla ren bindoon nañu ko daaw jox leen ko réglé wuñu ci dara. loolee waral bi yoon syndicat bi nga xamante ni fa la bokk fasul yéene yóbbu cahier de doléance ca palais présidentiel jébbal ko njiitu réew mi moom ak El Hadj Kébé kii nga xamante ni gestionnaire la ci wàllum BTP ngi xamle ni biir këram la ko fas yéene féete. toog en famille conseiller mes enfants wax leen lan mooy 1er mai. n'est-ce pas wax leen fête bi fan la jógee ak lan moo tax 1er mai am maanaam fête travailleur bégal travailleur ça c'est important 1er mai mooy bégal travailleur yi ñemoon ay revendication ñu propose seen revendication seet nan nu leen mën a joxe ay campagne pour ëllëg ñu gën a góorgóorlu. keneen ki nga xamante ni fête du travail bi ci anam gu simple la ko fas yéene féete moo di Pape Demba Thiam mu sëgg si ay kayitam yoo nga xamante ni à la traitem la soxal. mu ngi xamle ni fukki at ak ñeent def na ko ci ñaari société gardiennage yoo nga xamante ni benn yoon amoo ci bulletin de salaire. jafe-jafe yu metti sax parce que li ñu lay fay demeewul noonu d'accord da ngay taaba fu ne nga dugg fa fii ak yooyu yëpp jaarul yoon. Sénégal fii dara jaaru fi yoon dara mais man aw ma impression aw ma dara laa am. kile di ab ndongo moom fasul yéene benn yoon dépendre ci kenn Yacine Ndiaye léewu yoo ci wàllum restauration lay yëngu lépp ngi dooree ci weeru avril ci atum 2020 bés bi nga xamante ni ci la jot rappelu boursam. bi ma jotee sama bourse si laa jël benn partie ma commencé sama business mais man nag dama yàgg bëgg affaire togg si sama yaay laa jëlee loolu du coup tout le temps dama ko doon xool muy defar ak yooyu léegi man tam ma dem ba si yàgg ma nekk si ma bëgg affaire togg bi comme moom après je me suis dit pourquoi pas ma dugg si wàllum togg bi ak yooyu comme que am naa si ay base et tout.
ñaxtu yi la liggéeykat ngir tënku si ñu jàppale entreprise yi nekk ci réew mi muy mbir boo nga xamante ni si seen xalaat yombul nga gis ko fi ak lii di anam bu ñuy liggéeyee ñu mën ko waxit conditions socio-économiques yi muy mbir boo nga xamante ni jafe na fi loolu. Abdourahmane li ñu wax ci tolluwaayu mbas mi coronavirus ci réewuk Sénégal bésub tey nag xayma bi daal di fësal ne lu toll ci ñeent fukk ak ñeenti doomi aadama ñoo génn yees amee doomu jàngoro bi ci test bi ñu amal ci junni ak juróomi téeméer ak juróom fukk ak ñaari doomi aadama fanweer ak juróom ñoo ci ay cas communautaire ñaar fukk ak juróom-ñaar wér nañu ci mbas mi di coronavirus fukk ak benn ñoo ne ci sauvetage ñaari doomi aadama ñoo faatu aljuma démb fanweeri fan ci weeruk avril atum 2021 ñu àddu ci leneen ci lu soxal nag mbirub CEDEAO kuréel gi ëmb réew yi fale ci Afrique sowu jant ak càkkuteef bi nga xamante ne am na ko ci réewuk Sénégal rawatina nag lu soxal wàllub parrainage app bu toll ci juróom-benni weer la CEDEAO jox réewuk Sénégal ngir rek ñu daal di niilal li di mel di ja wàllub parrainage waral nag kii di maître Bassirou Ngom bokk nag ci ja task républicaine force républicaine bu APR moom maître Bassirou Ngom di avocat la mu jàpp nag moo di CEDEAO nag dafa romb la ñu ko daan doyee ndax la mu jàpp nag moo di itam CEDEAO amul rek pour jox ab réewuk Sénégal wala boog mu daal di sàkku ci réewuk Sénégal mu niilal lépp loo xamante ne moom moo soxal wàllub parrainage la mu jàpp itam moom maître Bassirou Ngom moo di Sénégal nag mënul niilal lii di parrainage waaye mën naa joyanti anam bi nga xamante ne moom la ñu koy daal di doxalee maître Bassirou Ngom gan la woon démb ci seen émission Kenn Askan Wi ak El Hadj Malick Cissé ñu teewlu ko. xam nga parrainage. oui si processus démocratique la bokk. Sénégal di ko def Côte d'Ivoire di ko def Bénin di ko def ñeneen di ko def donc loolu si CEDEAO rek dëkk yu bëri si CEDEAO dañuy def parrainage. démocratie réew élection réew processus électoral réew. boo ko bëggee nat nga bëgg ko nat si benn rapport entre nombre d'électeurs yi am si dëkk bi ak nombre de partis politiques yu am si dëkk bi nga déduire ne. comme nombre d'électeurs yi mu am ci dëkk bi nombre d'électeurs yi ñoo am 6,500,000 te 300 partis politiques ñoo am. ça veut dire que boo defee rapport bi. dina am ñoo xam ne dañ mën a bokk élection loolu mooy raisonnement court bi. loolu du droit loolu mathématique la. parmi les moyens qui ont été soulevés par le requérant. oui dañ jàpp ne coefficient bi ñu jël dafa bëri 53,1% dafa bëri par exemple. par rapport au nombre d'électeurs qui existent au Sénégal. dire que tey Sénégal day abandonné parrainage. gëmuma ko dama lay wax. position état du Sénégal. ak Sénégal aussi nu muy doxee ci démocratie. nu muy doxee ci application loi. nu muy demee ci processus électoral ci processus démocratique. ma bëgg la wax ne. il est très possible que Sénégal dans l'avenir ci ay concertation parce que quand même. am nañ occasion. am nañ dialogue politique boo xam ne mu ngi déroulé wu boo xam ne aussi ay am na ay acteurs yu fa nekk état mi ngi foofu. opposition mi ngi foofu majorité mi ngi foofu société civile mi ngi foofu mën nañ fa waxtaane ay mbir yoo xam ne parrainage ci la bokk ak yeneen pour améliorer loolu kenn bañu ko état du Sénégal bañu loolu parce que ci la dëkk ci lay def ba fi nga xam ne fii lañ toll. addu ci accident yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku ci yoon yi fii ci réewu Sénégal ci diggante nag atuma 2015 jàpp atuma 2018 lu yemook juróomi junni doomi aadama ñàkk nañ seen bakken ci yoon yi loolu nag di xayma boo xamante ne mi ngi bawoo ci ab kuréel gi nag ëmb ay liggéeykat yu yëngu ci wàllub dem beek dikk bi ci réewu Sénégal ñoom nag dem bay joxoñ baraamu tuuma seen i moromi chauffeur ne nag ñoom ñooy sooke yooyu léegi l'accident la ko sabab nag moo di koppar bi nga xamante ne ñu ngi koy njëkkante ci tali bi ñoom ñi le nag itam di ragu ba set ci yooyu le kaddu ñu teewlu si suñu naataango Cheikh Diop. ni ñu koy nemmeekoo saa su ne ci ngoon si fii ci garage Lat Dior nit ñaa ngi fiy bëri lool ku nekk bëgg a ñibbi laata rek dog di jot ku nekk ngi xaar oto bi la war a yóbbu taximan bii noppee defar lii di pot d'échappement bu otom bi waaye lu aju ci accident yi jàpp ne rek moom ñenn ci sirumaan ñoo jàdd yoon. nit ki bu fekkee da nga ko jox oto ba pare ne ko demee liggéey moom matériel bi la war a calculer ak it lu mu am baax na mais du calculer matériel bi moom na poosam baax rek su poosam baaxee bu ñëwee bu paare ne lii laa wax la lii fii kii moom la fekk dara amu ci moom dafa pressé boppam rek matériel bu ñu la ko joxee da nga koy respecté ndax li nga ci am borom amu ko. moom am na permis de conduire waaye yenn saa it day siiru ndaw li yorul oto
jàpp na ne l'accident yi li koy waral bokk na ci rek ndogalu borom bi. mooy yoon accident yi mënu si ñàkk ndaxte ndogalu yàlla la quoi accident bu am nañ gëm na rek ndogalu yàlla la ndax gis nañ fi ñoo xamante ne nii ay pilote lañ ñoo xamante ne nii ay ati at ñu ngi dawal bilaa walaay te xoolal léeg-léeg ñu def accident rey nit ndogal la rek nañ jàpp ne ndogal la rek mais daal moytu bi daal moo si ëpp solo quoi. ñi yor scooter te it bokk ak ñoom tali bi it am nañ ci xalaat ñoom saa su ne ñoo jànkonteek ñoom te lu ni mel sax dañ koy faral di dund. wala ñaari junni bëgg lu mu am de si poosam du ko def ne kooku soog da koy yomb du xool dara moom xaalis bi rek lay xool loolu moo ko kii moom oto bi nag kii nga xam ne moom oto bi moom day dox si xel mu dalam waaye ki nga xam ne daa ñëw siiru comme tey ma gars yi sa moto sama benn boy na ma booy suba de damaa soxla 10 000 2 000 booy doomu aw ma la moto bi daay noonu dawal course doo amee course dawal day daw course ba daw course boo xamante ne wóoru ko sax daw yem si police ñu ne ko nip téye mu fay lam yoroon. tali bi mi ngi wéy di faat ay bakkan fii ci Sénégal diggante atum 2015 ba 2019 l'accident yi faat na lu toll ci juróomi junniy doomi aadama ñu ngi ko xamee ci collectif des conducteurs et professionnels bu Sénégal. ngook Cheikh Diop Mouhamed Mahi Touré mooy ndaw li nga xamante ne nag moom moo daal di jël raw gàddu gi ci jongante taripa alxuraan bi nga xam ne prix Sénico juróom-benneelu édition bi moom nag mi ngi bawoo ca diwaanu Kaolack démb nag Kaolack daan nañoo teeru ki nga xamante ne moo jël bile jongante di Mouhamed Mahi Touré Medina Baye rawatina nag daan nañ ko teeru xalif ba nag di Baye Cheikh Mahi Ibrahim Niass moom nag daal nay am ab porox ndool yëkkati ay kàddu ñaax ñi nga xamante ne ñoo di ndaw ñi waaye tam ngir rek ñu delluwaat ci li nga xamante ne moom la ñu xamee réewuk Sénégal ñu teewlu fa nag suñu correspondant ba ñu teewal ca Kaolack ndangaan di Adama Sara. dëkk bu sell bi di Medina Baye fees dell daanaka foo sànni mbatt mu daal di tàgg askan wi yëpp nag génn ngir sargal seeni doom ji di Mouhamed Mahi Touré bi nga xamee ne moom moo jël juróom-benneeli édition bu Grand Prix Sénico bu récital du Coran ki nga xamee ne nag moo di président bu association solidarité et voisinage des maîtres coraniques bu département bu Kaolack di wax mbégte bi mu am. lii du ci mbetteel lii nii waxtu nekk ñu ngi koy xaar ba bu set lii mu ngi war di mën a am ci pays bi ndax lu fi am la xale bi rek moo feeñ waaye lu ëpp ay xale bi sax ci loolu ñu ngi ci pays bi ndax fii Karama feeñ na ci mbiri alxuraan xale bi am juróom-ñaari at mu ngi mokkal alquran ci façon boo xam ne boo ko déggee daal da ngay yéemu kon ñu ngi wane sin mbégte di ñaanal sin xalifa bi yàlla yàggal ko fi may ko wér. naa ba mu ñëwee nag teewee jeetaay bu am solo bii ki nga xamee ne moo di xalif général bu Medina Baye di Cheikh Mahi Ibrahima Niass di rafetlu modèle yi nga xamee ne am nañ ko fii ci Sénégal. mën naa génn si néegu Sénégal bu nekk xam nga mooy Sénégal ak mooy Sénégal bu nekk. mu ngi xam si waxtaan Cheikh waxtaan Sénégal bu nekk mu ngi xam Alaaji Abdoulaye Niass Sénégal bu nekk mu ngi xam Cheikh Hadj Malick Sy Sénégal bu nekk mu ngi xam Cheikh Ahmadou Bamba waaye Sénégal bu nekk itam mu ngi xam Cheikh Ibrahima modèle yu kawe yooyu nga xam ne Sénégal fàttewu ko te mënu ko fàtte waxtu wu nekk mu ngi joxe ay preuve ne fàttewu mu sama démb ci alxuraan fàttewu mu sama démb ci julli fàttewu ma sama démb ci koor gi fàttewu ma sama démb itam sama relation ak sama diine naka laa ko war a taxawee kon su fekkee moom modèle yooyu ñoo suñu modèle yooyu fu ñu ko jëlee woon. fàttali nag kii di Mouhamadou Mahi Touré ci atum 2017 jëloon na ab ndam lu am solo mu di prix international pour le récital du Saint Coran El Hadji Ibrahima Niass. Medina Baye doon sargal seen doom bi di Mouhamed Mahi Touré ñu waxtaanee leneen nag ak ambassade bu réewuk Turquie nekk fii nag ci réewuk Sénégal taxaw nag ay association ci réew mi taxaw leen nag lu soxal ci wàllub dundu rawatina ceeb diwlin ak suukar ci jamonoy weeru koor bi bu ñu ko xaymawee nag ci koppar mi ngi yemook nag ñetti téeméeri million di suñu koppar jamono bi ñu koy joxe te woon na fa suñu reporter Mamadou Dieng. Tout d'abord, Ramadan Kerim.
baal ma ak. benn ci ponki lislaam bokk na ci teq as tuut ci li nga yor génne ko azaka. Zakat, c'est parmi les 5 premiers piliers de l'islam. Aujourd'hui, le grand problème des musulmans, c'est le zakat. Si, parmi 5 piliers, mais malheureusement, on n'a pas conscience d'être voilà, ce pilier. Ambassade bu Turquie jébbal ay dund fukk ak juróom ci ay association yi ko sàkku. Tous les musulmans du monde qui ont des moyens à partager avec ses frères nécessiteux à ses besoins, il aide. Il y a à peu près 15 associations. Pour chaque association, on a préparé 100 paquets de 45 kilos de farine, du riz, de l'huile et du sucre. gannaaw ba ñu ko sàkkoo ambassade bu Turquie jébbal leen dund gi ñoom association yi ñu ne am nañu ci mbégte mu bokk ci ñoom mbootaay gi boot muuma yi ci réew mi. mais auparavant mosuñu joxe lii yëpp ku nekk ay benn pot diwlin rek lañ leen daan suur yi ñoom dañoo compliqué suñ leen joxee lu tuuti dañuy commencé di yuuxu di créer ay problème ci association bi. man daal ñëpp kontaan bu mu informé suur yi bu mu informé tout membre association ëpp na 100 ëpp na 200 sax bu mu leen informé wee ñu ne ambassadeur bi dina leen jox ay dons ñu indi 100 personnes samedi bi ñu dem distribuer ko Blaise Senghor kon suur yi ñu kontaan dañoo bëggoon ñëw remercier ambassadeur bi suur yi en personne. miskin yi bari nañ fuqaraaw yi bari nañ ñu génne ay xeeti ndimbal yu ñu mel jox ko jullit ñi ñu di ko dimbalikoo loolu moom ñi nekk ci daara Sénégal yi ak imaam yi ak jullit ñëpp ñu ngi koy rafetlu. fukk ak juróomi association yi benn bu nekk ci ñoom jot na téeméeri saaku ceeb yu 25 kilogrammes téeméeri saaku suukar ak farine yu juróomi kilogrammes téeméeri bouteille diwlin yu juróomi liitar loolu lépp ñu war ko jox junneeg juróomi téeméer ci ay nit. ambassade bu Turquie ne mbébét bi mooy fexe ba jox ay dund ñeent fukki junni nit ci biir réew mi loolu yëpp ñu xayma ko lu jege 300 millions ci suñu ay koppar. jërëjëf pour tous les Sénégalais. Mamadou Dia lii ab kuréel ëmb nag ay Baye Fall ñoom nag ñu ngi nekk ca réew ka France rawatina ca Paris ci jamonoy weeru koor bi nag yile Baye Fall bokk ci association bi nag di defar ay ndogu ay berne jagleel ko jullit yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca Paris la France lépp nag ñu amal ko ci njiitalu sët nag ci maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp lépp nag ngir daal di topp yoon bi nga xamante ne seen maam daal na koy xàll ci yoonu mouridisme ca Paris la France ñu fekk fa suñu correspondant ba ñu fa teewal di Abdoulatif Diop. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Comme ni ko famille Mame Cheikh Ibrahima Fall di defee ci Sénégal waa France aussi ñoom itam kenn demut ñu des surtout Mame Cheikh Ibrahima Fall bu nekk fii ci Paris moom itam jël na initiative di distribuer ay ndogu àjjuma jot ci biir Paris pour di ko jox ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo wala ñi nga xam ne dañuy woor nekk ci mbedd mi te amuñu lu ñu ndogoo wala ñu nekk ay sans domicile fixe. Initiative bi nag ki ko jël mooy Serigne Cheikh Khady Fall bi nga xam ne sët la ci Mame Cheikh Ibrahima Fall di sëtu kii di Serigne Fallou Fall nga xam ne dafa nelaw ci première guerre mondiale bi fii ci France di taaw ci Mame Cheikh Ibrahima Fall. Cheikh Ibrahima Fall Baye Mouridina la sëñ Touba waxoon ne ko dama am gan muy weeru koor mu ne ko bu jotee na nga togg ay ñami sell yóbbu ko sama kër yi kon nag ñaari kër sëñ Touba ngi fi loolu liggéey boobu daanaka mu ngi am fukki at kon loolu dafa war a sax dàkk
kon ñu ngi soññ mbooleem soxna yi ne ci dëkk bi ak taalib yi ci dëkk bi liggéey baa ngi ni am na woote amul xaare nu ñu ñëw liggéey sëñ Bamba ndax liggéey sëñ Bamba moo ñu nar a jëriñ tey ak ëllëgën jëm. nit ñu bari nag fu ne la ñuy jógee ñëw jàpp ci ndogu yooyu ñuy distribuer ci biir Paris ak li ko wër. Pour l'occasion de ce mois béni et de cette journée bénie donc du vendredi qu'on a l'habitude de transporter, de cuisiner et de transporter des plats à offrir dans les maisons de Serigne Touba ici à Paris. Ce qui m'a impressionné, c'est l'accueil, la chaleur et la bienveillance que j'ai reçue de tous ces Baye Fall. Initiative bi nag ñu bëri rafetlu nañ ko lool rawatina ñi nga xam ne dañoo dëkk fii ci biir Paris ne élan de solidarité bi nga xam ne waa association LAMP ñoom ñoo ko jël di distribuer ay ndogu ci couche vulnérable yi loolu kat lu am solo la. Abdoulatif Diop, Paris, iRadio. Abdoulatif Diop ñu àddu ba tey ci wàllub xibaar yi waxtaanee wàllub aada ak cosaan ak lu soxal nag lu jëm ci téere yi ak kuréel bi nga xamante ne moom moo ëmb ñiy yëngu ci wàllub bind ak éditeur yu Sénégal ñoom nag daal nañoo jóg yëglu ngir rek lu gën a ñoŋal seenub liggéey waaye tam ni askan wi mën a jotee ci lu jaar yoon ci lu jëm ci téere yi yoon nga ñu war a mën a jaar moo di rek faw ñu daal di tàggat ñi di éditeur ak technicien yi yëngu ci wàll mi loole nag la ñu daal di xam ñu teewlu si Mamadou Lamine Fatija. bind jàng defar ay livre loolu la convention nationale ñi nga xam ne ñoo ëmb bindkat yi ak defarkatu livre yi Sénégal jóg jiital seeni tànk ci kanam ngir yee bëgg-bëgg askan gile jëm ci wàllum liir. dañ wax ne xale yi liiratuñ mais du xale kese mag ñi tamit ñu bëri liiratuñu quoi parce que iPad yaa ngi fi télévision yeeg bon internet bi et cetera mais en réalité ñu bëggoon livre ba ñu ngi koy bëgg. li tax daal li gën daal mooy ñun ñi nga xam ne ñun ñoo yëngu si wàllu livre ñu dem fekk nit ñi nga xam ñoo bëgg livre fekk leen seeni gox. bu benn livre génnee au lieu que ñu jël livre bi rek auteur bi toog këram ñu jël livre yóbbu ko si librairie wala si bibliothèque mais ñu fexe ba auteur bi dem rencontrer lecteurs yi ci centre culturel yi Blaise Senghor par exemple. lycée yi. ngir am livre yu am solo fokk ñu jàngal ñi nga xam ne ñooy defar livre yooyu le nekkee ci maison d'édition yi le suñu sukkandikoo ci kii jiite CONES. li xaar ñoom mooy bu leen formé wax dëgg yàlla li nga xam ne formé nan la te bu la du yem si formé la dana lay joxaal également logiciel bi Quad Express te logiciel boobu nag wax dëgg yàlla en matière de montage de livre même sax montage journal gis ñu bu ko tane quoi bëgg na nag bu ñu jógee foofu nag à partir de maintenant ñi nga xam ne formé na leen. ñuy def ay livre de qualité parce que loolu am na solo lool parce que loolu mooy point de départ xeex bi ñu bëgg a xeex pour que livre sénégalais jëlaat place am. mbirum koppar doon na li nga xam ne am na solo bu baax a baax ci li nga xam ne ñoom la ñuy liggéey convention nationale bu bindkat yi ak éditeuru Sénégal yi lay bëgg nañu fexe ba jafe-jafe jooju lay ñu teggi ko. waaw jafe-jafe yi bokk na si problème de moyen bokk na si problème de distribution. bokk na si également problème mu imprimerie parce que wax dëgg yàlla coût d'impression bi dafa xaw a cher ba léegi quoi donc loolu tam problème la boo xam ne ñun au niveau de la CONES doonoo jàpp ne war nañ ko mën a régler créer suñu agent de distribution fexe ba suñuy livre yi nga xam ne ñun ñoo ko génnee mu feeñ fépp ci Sénégal. ay livre yu am solo tax ba askan wi mën a dellu siwaat ci wàllum liir doon na li nga xam ne mooy jubluwaayu convention nationale bindkat yi ak éditeurs yu Sénégal yi ñoom lu ñu bëgg rek mooy gën a tàggat seeni ñoñ ba ñooñu le mën a def liggéey bu baax ci wàllum livre. tey di gaaw dañu koy defee ayu bés gu jot seen rubrique article de la semaine nag bésub tey amalu taxaw seetlu ci nag ñàkkuma xëyu ndaw ñi ak jéego yi nga xamante ne nguuru ko Sénégal mi ngi ko ciy def bi ci mujj nag di président de la République Macky Sall ndaje bi nga xamante ne jot na ko amal jagleel ko nag naka la ñoo mën a def ba indi saafara ñàkkum xëy rawatina nag ci ndaw ñi taxawaay bi nga xamante ne secteur privé national am na ko waaye tam commande publique bi loolee nag journal bi di l'enquête daal di ci amalu pa enquête bu yaatu ci xalima ki nga xamante ne moo suñu naataango di Emmanuel Marema Faye moom nag moom laaj ak tontu dox na diggante ak El Hadj Malick Cissé article de la semaine ñu teewlu leen.
xëyu ndaw ñi seen xam-xam màcc ci koom di ko càmbar njiitu réew mi wane ni jot amul kon foog mu bar journal enquête def ci taxaw seetlu. mesures yooyu du nekkul dans la durée malheureusement ay mesures yoo xamante ni dina yàgg à peu près 1 an wala 2 ans emploi yooyu xamuñu ban salaire jeune yi di am ci ñaan condition la ñuy travailler xamuñu ko kon loolu yëpp moo taxoon ñu ne ay mesures yoo xam ni c'est pas nekkul en profondeur ay mesures conjoncturelles la yoo xam ni du faj le problème en tant que tel. bu jëlee pavage des routes pavage mën na nekk 6 mois 10 mois 1 an après lan mooy nekk avenir u jeunes yooyu reboisement tamit même problème lay am xamuñu exactement pendant combien de temps jeunes yooyu dañu am liggéey ñaata lañ leen di fay par jour donc loolu moo tax ñu ne c'est des mesures plus ou moins précaires. taskatu xibaar bu enquête bi yamul foofu ndax dafa jàpp ni état bi foog mu jàppale bu baax entreprise yi. entreprise sénégalaise yi ñoo war a jël en charge problème emploi des jeunes parce que ñoom kese ñoo mën a jël ay jeunes yu bëri ay jeunes yu ëpp 1 million wala 2 millions ñoom kese ñoo am ci doole boobu donc sans le secteur privé duñu mën a am ay emploi en masse comme le président le souhaite. Conseil présidentiel boobu war na am depuis 2012 depuis son élection muy xool parce que emploi des jeunes dafa yàgg Sénégal du problème bu bees mais malheureusement dafa xaar ba mu am ay attaques ay manifestations muy dooree réagir kon loolu c'est un peu dommage parce que mënoon na ko def depuis 2012 wala 2017 2019 mais mu xaar ba dernière minute bi doore def 9 ans après doore def conseil présidentiel. bokk na ci digle yu économistes yi commande publique mu nekk défi bi nga xamante ni foog autorités yi taxaw ci bu baax ngir ñu àgg fa lépp lu jëm ci wàllum procédure de passation yi foog ñu leeral ko ba du am jafe-jafe ba lépp jaar ci yoon. dañ leen war a ubbi marché yi jox leen seen opportunité ci marché yu mag yi nekk Sénégal. aussi alléger seen charge fiscale loolu yëpp dina permettre ñu créer richesse ñu mën a embaucher ay jeunes en masse. pour loolu am il faut ñu nekk compétitif parce que CEDEAO dafa bëri ay dëkk Nigéria yaa ñu foofu ak yeneen dëkk yi il faut qu'on soit compétitif il faut ñu am doole pour mën a am seen place ci marché boobu noonu te loolu ba léegi amaguñu ko la plupart des entreprises sénégalaises. ci dëkk bi déjà sax dañoo am ay problème kon nag c'est un défi opportunité la mais en même temps défi la pour ñu mën a nekk compétitif sur ce marché de la CEDEAO. convention état employeur ngir wàññi ñàkkum xëy bi ci ndaw ñi lu soxal njiitu réew mi boobule convention enveloppe bu fukki milliards ak juróom nañ ci def ci xaalisu CFA Macky Sall gëm ni secteur privé national rôle bu am solo la war a taxawee ci xëyu ndaw yi. pour ñoom c'est un peu un calcul politique parce que élection et législative yaa ngi ñëw locale yaa ngi ñëw sans compter la présidentielle kon pour ñoom c'est un peu une manière de peut-être am le maximum de voix ci élection yi war a ñëw donc pour ñoom c'est pas des mesures profondes c'est pas des mesures qu'on attendait mais des mesures liées à la présidentielle. économiste yu journal enquête bi tàllal micro ñoom ñëpp seen gis-gis benn la te ñu war a dooleel suñu secteur privé national. El Hadj Malick Cissé article de la semaine seen rubrique ngeen mën ko amaat gaaw gi ñu dëgmal mbokk yi mu ngoo ko fii la ñu yëkkatee jotaayu njolloor si amoon mbégte dégtal leen xibaar yi di wëyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.